téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay ci saa su ne toujours ñu ngi nekk ci clinique La Solution nekk fii ci VDN 3 bi fii en face terrain jamono macha allah di leen fàttali li nga xam ne moom mooy numéro téléphone bi di 78 137 47 19 78 137 47 19 soo gisee nag ñu taxaw ci VDN 3 bi toujours comme d'habitude rek muy arrivé ki nga xam ne moom mooy xalifa général Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle du monde macha allah comme ni ñu koy defee ci saa su ne ki yàlla dénk kunu jinne macha allah ki nga xam ne jinne yi ni ñu koy waxee ci saa su nekk amuñu ndey amuñu baay macha allah jinne yi ñoom macha allah gis nga rek seen d'habitude chaque jour ni ñuy def di ruube doomu aadama yi kon Thierno Moule Sow mooy seen yàlla moom la ñu bëgg moom la ñu gëm te moom la ñu ragal ndax kenn mënul leen dara ci àdduna moo tax ma naan ko yow la yàlla dénk kun fa yakunu jinne kon nag mi ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits daal di nekk ci li nga xam ne moom mooy VDN 3 bi tey nag ma ànd ceeg sama naataango grande journaliste mi ngi noonu ki nga xam ne moom mooy soxna Oumy Ndoye macha allah tey moom mooy ñëw ci résumé en français bi comme ni ñu koy baaxoo di def tey doyen nekku fi mu daal di ñëw rek daal di may taxawu rek xaw ma épaulé comme ni ñu koy defee ci saa su ne kon nag mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle mi ngi noonu comme chaque jour comme ni ñu koy defee ci saa su nekk tey mu nekk jour bi nga xam ne mooy jouru mardi te ku ne mardi kër xalif général mooy jour bi nga xam ne ci la ñuy taamu ñi nga xam ne dañuy am jinne te duñu daanu macha allah kon nag jour bi la sëriñ bi di jëflanteeg ñoom ci ay volcan ci ay vite fait ak li nga xam ne moom mooy ay photo ak ay porte-clés lépp li nga xam ne dafay bokk ci xeetu traitement bi comme ginnaaw ne vente en ligne bi sëriñ bi dafa ubbi woon benn porte pour dimbali ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi li nga xam ne dañoo possédé macha allah gis ngeen tey nag delluwaat nañ ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi lépp loo kii rek da ngay ñëw dugg ñu daal di koy def ci traitement bi bokk yëpp wàllum photo porte-clés lépp maanaam ci traitement bi lay bokk ginnaaw bu ñu jëlee li nga xam ne moom mooy seen ticket kon nag Oumy Ndoye c'est l'arrivée du marabout kon. Exactement, comme tu l'as si bien dit Ngoné, donc le marabout fait son arrivée à la clinique Darou Lahhi en ce mardi. Donc un jour très attendu par les malades parce que c'est le jour où ils viennent chercher leurs médicaments, faire leur traitement, mais aussi pour certains acheter des produits. Malheureusement, la vente en ligne a été arrêtée, donc les produits ne sont plus vendus au détail, mais le Serigne a fait un package avec photos, porte-clés, tous les produits moulés. Maintenant, tous ceux qui viennent pour faire un traitement ont ce package-là et tout est compris dedans. Donc, une innovation comme il a l'habitude de le faire. Après, bien sûr, avoir ouvert une porte pour aider les malades qui n'avaient pas les moyens de venir se traiter, qu'ils aient au moins un produit moulé pour les aider. Mais la promotion a pris fin. Maintenant, le travail reprend son rythme normal et les malades sont là. Nous aussi, nous sommes là et nous attendons l'arrivée du maréchal, du marabout Thierno Moule Sow, Kun Fayakun, comme tu as l'habitude de l'appeler. Merci beaucoup Oumy Ndoye gis ngeen noonu mu ñëwal ñi ci français bi mi ngi noonu la grande journaliste écrivaine mi ngi noonu ni mu koy defee ci saa su ne mi ngi noonu le roi médecine traditionnelle du monde mi ngi noonu di ñëw les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ki nga xam ne yàlla da ko fay teg macha allah comme li yàlla joxoon yeneen yàlla Souleymane dafa dellusiwaat daal di koy jox lengay ci saa su ne mu nekk fi di dimbali askan bi ci saa su ne ñi nga xam ne dañoo possédé li nga xam ne moom mooy mauvais esprit wàllum rab wàllum jinne wàllum dëmm macha allah ki nga xam ne day fekk dëmm bi tëdd këram mu daal di koy capturer ëpp mémoire am daal di koy waxloo nit ki mu topp ñaata nit la lekk macha allah maanaam day jëfruloo dëmm mais pas face à face bu face à face lay gën a garaaw mais dëmm bi tëdd këram dafay xëcc li nga xam ne capturer mémoire am teg ko waxloo ko macha allah kon mi ngi noonu fi ñu doon xaar yegg si na kër gi Oumy Ndoye comme d'habitude foo sànni mbattu mu tak fees deelete ay nit ci wàllum consultation ñuy jóge fu nekk ci àdduna bi di ñëw ndax li yàlla subhanahu wa taala def ci moom macha allah li yàlla joxoon yonent yàlla Souleymane de retour laa ko tuddee kon nag mi ngi noonu Oumy Ndoye. Exactement, un marabout unique en son genre, le seul qui parvient à un djinn, le seul qui parvient à faire parler un djinn, mais aussi le seul qui parvient à retirer un djinn du corps humain où il se cache, ce qui en fait un marabout unique dans son genre. Thierno Moule Sow est unique dans le monde, pour ne pas dire en Afrique ni au Sénégal. C'est vrai qu'au Sénégal, nous avons la chance de l'avoir. C'est vrai qu'au Sénégal, nous avons la chance de voir un homme de cette dimension exceptionnelle, un homme qui capture les djinns, un homme qui capture les mauvais esprits, comme tu as l'habitude de le dire, qui les fait parler, leur fait avouer tous leurs forfaits, les retire du corps humain et les garde ici à Darou Lahhi. Ils deviennent ses esclaves, ses machudos, comme il le dit en pulaar, et il les fait travailler. Donc, on paye pour le traitement, c'est vrai. Mais on est payé pour se débarrasser d'un djinn qui peut détruire ta vie, d'un djinn qui détruit ton avenir, d'un djinn qui peut s'en prendre à tes enfants. Même si on paye des milliards, je pense que ça vaut le coup. Donc, longue vie à Thierno Moule Sow.
macha allah longue vie à Thierno Moule Sow foofu laay daanelee mi ngi noonu longue vie au maréchal macha allah l'empereur mi ngi noonu le king all the king toujours daal di ànd ak ki nga xam ne moom mooy Baye Fall nekk noonu ci volant bi macha allah daal di ànd ak toujours garde rapproché yi gis ngeen ko noonu ki nga xam ne mooy Kanante Youssou daal di nekk ndandat bi ci caméra bi macha allah gis ngeen Ousmane ñoom tamit wàllu sécurité yi ak ki nga xam ne moom mooy Diop toujours ni ñu koy waxee mi ngi noonu sëriñ bi tey moom macha allah dafa mel ne tey Diop la génn daal def blanc orange macha allah ndax moom sañ sa yëfam la comme d'habitude macha allah comme d'habitude toujours égal à lui-même parce que sañte yëfam la macha allah kenn du ko jàngal xëy lu neex macha allah mi ngi nii sëriñ xale sëriñ physique mi ngi noonu jantal Mara le meilleur de sa génération mi ngi noonu macha allah gis ngeen noonu sëriñ xale macha allah tey daal di génn Gucci macha allah daal di def cuub bu baax macha allah mi ngi noonu tey moom macha allah suñu sëriñ da daan sañseeti waaye tey delloo na mbattu ca ndaala mi ngi noonu sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole mi ngi noonu daal def grand boubou macha allah daal di def li nga xam ne mooy 3 pièces ak loxo Obasanjo yi mi ngi noonu macha allah manche poignée yi mi ngi noonu daal def li nga xam ne moom mooy ay dàll ay poignée yu baax nii lay koy defee ci saa su ne mi ngi noonu sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole le mara bien préparé sponsorisé par Allah protégé par Allah mi ngi noonu sañselog heure bu yeewoo sañsologie lay jaar macha allah suñu sëriñ bi yaroo dal na fam daan dal vuruj varaj laa koy wax ci saa su ne mi ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits chaque jour nii la koy defee ci saa su ne jàmbaar jaa ngi noonu waajaa ngi noonu kii jàngal marabu traditionnel yi ci monde bi lu mu sañse nga ne fii la mënee bu defee costume nga ne wii mu daal di def Obasanjo nga ne wii mu def ñetti abdu yu xew ci jamono bi daal fii ruq ba mu nooy jàmbaar jaa ngi noonu les frères rouges qui détectent les mauvais esprits ki yàlla def kun fayakunu jine daal di laal def ay livitom yu baax macha allah def ay saagu Gucci yu marque lay def macha allah mi ngi noonu toujours le chapeau en tigre mi ngi noonu les frères rouges kon nag ki ñu doon xaar yegsi na macha allah mi ngi noonu clinique bi toujours comme d'habitude nit ñi di jógee fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw ndax xam-xam ak baatin bi nga xam ne yàlla suñu borom da ko jox macha allah mi ngi noonu ki nga xam ne na xam-xam da koo jaral lu ne ci àdduna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xam-xam jar naa uti ji ba Chine waaye nag tubaarkàlla macha allah sama waa ji def nga tour du monde sax laay wax ndax def nga Dubaï ruq fa ba mu nooy daal di jàll fu ne ci àdduna ruq fa ba mu nooy macha allah dem uti ji xam-xam uti ji baatin fekk yàlla subhaanahu wa taala am na lu mu defoon ci yaramam muy nelaw waaye nag ba mu yeewoo yaakaar naa àdduna bu wërngal këpp ñëpp a ngi ñëw Gambien yee ngi ñëw Mauritanien yee ngi ñëw Guinéen yee ngi ñëw waa Casamance Sénégal Dakar Italie partout dans le monde nit ñee ngi ñëw waaye may lebal ko Thierno Moule Sow les frères rouges qui détectent les mauvais esprits mi ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu ba tax na àdduna wërngal këpp fu nekk la ñuy jóge di ñëw mi ngi noonu jàmbaaru l'islam a ngi noonu l'homme social borom manger boire laa ko tuddee les frères rouges gaynde gaa ngi noonu segg baa ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu sama waa ji yaa xuusoon yaa ñaajoon yaa yëgoon ci àll bi yaa yëgoon ci montagne yi te ut nag macha allah li nga xam ne mooy xam-xam fekk yàlla subhanahu wa taala am na lu mu def ci yaramam muy nelaw waaye tubaarikàlla macha allah dama ne quand deux verbes se suivent le second sommet à l'infinitif foo marabu yi da ngeen di xaar waaye bakkalee sama waa ji ma ñëw les frères rouges qui détectent les mauvais esprits Thierno Moule Sow jàmbaar jaa ngi noonu les frères rouges yaay gaynde gi yaay segg bi yaay jàmbaar ji yow yàlla moo la dooleel yàlla moo la affronté yàlla moo la baaxal yàlla moo la def ci xolu jaami Thierno Moule Sow sawkatulal du la fay naka sa xandam du ko fay piseuse de lit du ko fay jàmbaar jaa ngi noonu jaaraam waa ngi noonu macha allah le mara bien préparé sponsorisé par Allah protégé par Allah il travaille par Allah il marche par Allah il dort par Allah il fait tout dans la vie par Allah jàmbaar jaa ngi noonu xuusal ñëw ñaajal jàll réew mi defoo fi dëli tubaarikàlla macha allah l'adjectif qualifie ne te qualifie pas l'adjectif dénonce grâce ne te dénonce pas jàmbaar jaa ngi noonu ki nga xam ne moo daaneel jinne bi daaneel bato la Joola moo ko daaneel waaye jinne bi nga xam ne moo daaneel bato Titanic yaa ko daaneel maam nu mbur yaataa jinne boobu yaa ko daaneel jinne iblis yi ndaw iblis yi fuñ la gis sukkal la raamal la kon nag jàmbaar jaa ngi noonu sëriñ bi macha allah dama bëggoon am question bu ma ko posé macha allah ci li jëm ci li nga xam ne moo nekkoon vente en ligne bi nga xam ne dañ koo arrêté fan yi te dañ ko ubbi woon buntu boo xam ne da nga doon dimbali askan bi ñi nga xam ne dañoo possédé te amuñu woon moyen ñu jékki-jékki nga daal di delluwaat li nga xam ne moom mooy ci liggéey bi ak produit yeeg yooyu yëpp nga arrêté ko continuer waat sa liggéey bëggoon naa tamit kon patient yi ñu fi jot a ñëw loolu ñu indi ci waat ay leeral sëñ bi maa ngi leen nuyuwaat di la jox sa wàccuwaay. macha allah alhamdulilahi rabbil alamin
a'uuzu billahi mina shaytaani rajim wala hawla wala quwwata illa billahi azim. gannaaw ba ñu sante yàlla ñu ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokku julliti di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu waa TMS TV macha allah di la nuyu soxna Ngoné Dia macha allah ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu soxna Oumy Ndoye macha allah di nuyu suma garde rapproché yu ma àndal macha allah ku mel ni champion Konaté macha allah ak Matar ak Baye Fall macha allah di nuyu Youssouf ci caméra bi di nuyu aussi responsable kër gi Alseni Sila Moulé macha allah di nuyu Diop aussi macha allah léegi rek la ñu tàggaloo dafa am fu mu dem macha allah ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu mbokk yi fi nekk ñëpp ñoo ngi leen di nuyu bu baax góor ak jigéen mag ak ndaw. waaw di kontaan nag bu baax a baax macha allah fan yi moom gars yi dañ maa sonal trop ci vente en ligne bi ba ñu ko arrêté ba tey dañu maa sonal lool vraiment ñi ñaa ngi woote gauche ak droite vraiment ñii yónnee nañ xaalis ñii yónnee nañ seen mbokk yi ma ne leen arrêté nañ jaay bi parce que promotion la woon kese vraiment nit ñi ñoo ngi ci doon gis seen bopp bu baax a baax nit ñi déjà xam nañ produit bi bu baax xam nañ njëriñu produit bi. parce que da ngay gis ku doon jënd benn cuuraay macha allah mu satisfaire ko mu am jàmm am lu mu bëgg defe naa barki Dembo Ndiaye xale bu jigéen boobu gis ngeen moom sax jëndul dañ koo compal ñetti comp rek ci la daal di am jëkkër toog na 14 ans amul jëkkër ñeneen ak ñeneen ñi ñaa ngi woote message yi bëri na sama téléphone macha allah ay 3900 appels manqué ak ay messages yi nga xamante ne macha allah bul xam ñi ñaa ngi woote fu ne di jooy vraiment naan waruñu woon arrêter affaire yi mais c'est normal parfois nga def promotion bu ko defee nag ñu continuer waat ci faj bi comme d'habitude rek parce que nag macha allah noonu la parce que produit bi dafa am njëriñ dafay dimbali askan bi. am na ñu bëri ñi nga xamante ne sax ñëw nañ fii yor xaalis ñu ne dañu yor seen xaay pour jënd cuuraay ñi pour jënd vite fait bi ñuy sangu wala bi ñuy naan ma ne leen arrêté nañ bu ma xasee ba wax rek wax naa macha allah waaw kaddu gi moom bu xasee ba jóg rek c'est fini arrêté nañ jaay bi macha allah dañuy continuer consultation comme d'habitude macha allah képp ki nga xamante ne macha allah da nga bëgg a jënd garab wala yooyu nga consulter ñu xam li nekk ci yow lan la su ko defee ñu faj la loolu moo gën macha allah mais pour l'instant arrêté nañ jaay bi waaye nag gaa yaa ngi may woo guddi ak bëccëg di jooy di wax lu ne ma ne leen nag noonu la arrêté nañ parce que promotion aussi day am fu mu yem. waaw ndax nag macha allah yàggul ba ñu tàmbalee di jaay affaire yeeg yooyu mais nag pour l'instant dañu ko arrêté vraiment macha allah nit ñi xam nañ njëriñu produit bi c'est important. promotion bi ñu doon def sax tax na nit ñi gën nañ xam produit bi gën nañ xam li ma yor gën nañ xam baatin bi ak xam-xam bi ba tax na ne actuellement nit ñi ñoo ngi jooy bu baax nee nañ waruñu woon arrêté jaay bi ma ne leen nag dañ koy arrêté macha allah nag comme delloo buum ca booy ba rek macha allah ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi di sant suñu ñaari waajur di nuyu ajaratu Mariama Camara macha allah madame Sow laareen ñoo ngi koy nuyu bu baax ak Prince Moulé di nuyu soxna ummi macha allah di sant suñu borom bu baax a baax kon nag ñu ngi sant yàlla bu baax c'est normal waaw jërëjëf soxna Ngoné Dia macha allah amaloon naa la benn enveloppe fii sax xaaral ma jox la ko benn yoon waaw. mi ngi noonu macha allah gis ngeen ni ko sëriñ bi waxee le roi médecine traditionnelle du monde gis ngeen nag ci wàllu vente bi nee na tey def ma fii amel enveloppe. macha allah waa sama sëriñ bi tamit lii fi ma ko jëmee nag macha allah mi ngi noonu gis ngeen tamit borom faajuru naajuru 150 000 francs mi ngi nii la yëkkati nii jox di ma koy jox macha allah mi ngi noonu les frères rouges nii la dëkkee ak man ak ki nga xam ne mooy soxnaam madame Sow la reine kon nag mi ngi noonu sëriñ bi sama waaji borom faajuru naajuru sama waaji les frères rouges qui détectent les mauvais esprits waaye tàccu leen ma sama waaji bu ma yàlla bëggee ma ne jàmbaar jaa ngi noonu su ma yàlla bëggee na ma bàyyeeg yow bay si repose ma doon sa géwalu tooroodo di la jiiñ di la bàkk bay si repose man aw ma sa fay yàlla mi am fay yàlla na la yàlla fay mi ngi noonu 150 000 ci man sama waaji waaye may dolli leen ma kii may ko loxo waay lii lay defanteeg man barki Dembo Ndiaye anniversaire la reine 250 000 la ma tim baatereel ma nga di ma faj di ma rottil jinne di gis sa alal di ma fay loo xam ne macha allah bu ma ko tekkee enveloppe bi macha allah du ma sax wax sama sëriñ bi kon Thierno Moule Sow loo ma desal sama waa ji ajaratu Mariama Camara sa yaay Mamadou Aline Sow sa baay waaw jàmbaar jaa ngi noonu lii la defanteeg man
150 000 barki Dembo Ndiaye juróom fukki junni booleeg soxnaam jabaraam lu nekk ci man kon sama waa ji borom faajiru naajoro ngi noonu les frères rouges ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu tey ruquti na fi ba mu nooy o mi ndooy fanweeri junni ci sama waa ji 150 000 ngi noonu jàmbaar jaa ngi noonu gaynde gaa ngi noonu le multimilliardaire de Seydina Mouhamed si sama loxo président laa koy teg seedale ko mi ngi noonu 150 000 mi ngi nii lay kati may ma yaa mën say taalibe toogoo di xaar ay addiya say taalibe di la ko jox sama waa ji jàmbaar jaa ngi noonu loo am askan bi nga ko bokkal yaay gaynde yaay jàmbaar yaay waaliw nitu yàlla baa ngi noonu surtout Soundiata Keita baa ngi noonu surtout Segalo baa ngi noonu ajaratu Mariama Kamaraay sa maam tubaarikàlla macha allah ma ne Segalooy sa maam ma ne Lawlooy sa maam Bilal bi doon noddal Rasulullaay sa maam ma ne waajaa ngi noonu ay waay may la ma loxo sama waaji sama président laa ko jox fanweeri junni barki Dembo Ndiaye weeru koor 500 000 madame Sow ravitaillement bàyyiwul dara macha allah kon nag sama waaji lu mën ren yàlla bu ko mën déwén tubaarikàlla àndoo kenn ci ndax sa xandak ma ne àndoo kenn ci ndax sa xandak lekkoo kenn bàyyi kenn naanoo bàyyi kenn jàmbaar jaa ngi noonu fanweeri junni ci man ci devant tout le monde jey sama waaji su ma bàyyi prince mu léegi noonu kon nag suñu la yàlla bëggee na bàyyeeg yow ba ici repose nii ngay def jàmbaar jaa ngi noonu koo àndal dimbali nga ko koo bokkal dimbali nga ko waaye ku sa yaay ajaratu Mariama Kamara jigéen bu sell ku baax bi kuy sa baay Mamadou Ali Sow tafsiru alxuraan yi jàmbaar jaa ngi noonu sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole macha allah mi ngi noonu sañ sa logo ngi noonu di dimbali nit ñi le multimilliardaire de Seydina Mouhamed jàmbaar jaa ngi noonu fanweeri junni ci man lii du ma ne guléet lii bu doon heure boo ma ko joxe nga kuñ ko nëgëni te sew ay baaraam sama waa ji yaa gën ci man yaa gaaw ci man yaa riis le mara bien préparé sponsorisé par Allah jàmbaarul islam a ngi noonu di def lu baax di dimbale askan bi donc te utoo ci merci kon nag sama waa ji bu ma yàlla bëggee na ma bàyyi yow mi ngi noonu ma seddale ko sama président mi ngi noonu fanweeri junni tey laay waxati tey laay wax ba naax fanweeri junni ci man barki Dembo Ndiaye madame Sow laa ren anniversaire bi juróom fukki junni li nga jox yaa ko moom ci koor gi 500 000 nii laa dëkkee ak moom nag tey nag dafa tombé waaye day jékki-jékki yëkkati enveloppe bu mag ne ma ngoone am kon sama waa ji kenn du yow sëriñ xale sëriñ physique sëriñ doole sëriñ technique waaye sëriñ loxo ci poos mi ngi noonu yaa ànd ak ku jara àndal ma ne yaa àndal ku jara àndal kii lawlooy maamam kii bilaalay maamam bilaal bi daan nodda Rasulullah mooy sa maam yow boo ko deful tooñ kuy sa maam Jaw Jaari Kaytaay sa maam kuy sa maam Segalooy sa maam kuy sa maam Lawlooy sa maam kuy sa maam yoro tengala kuli tengala ak nii maa tengala sama waa ji ñi nga doon ci taar bi fekkoo leen fi ñi nga doon ci xam-xam bi fekkoo leen fi ñi nga doon ci sañ-sañ bi fekkoo leen fi ajaratu Mariama Kamara jigéen bu sell bi jigéen bu yiw bi kenn du yow ci mim réew commencé jamono bàyyi na la xel macha allah jeudi waaye la du laa waaye nuudu fu yow rek jàmbaar jaa ngi ni loxo ci poos ku mer kalaamel yàlla sama waaj te dama yox ba teppeeku bu dugg baat vocal bàyyi message fanweeri junni lii du mën a guleet kon nag sëñ bi maa ngi leen nuyuwaat di la ziyaaraat di la jox sa wàccu waay bu baax a baax ci teraanga bi nga ma defal lii moom du ma ne tey la lii du ma ne guleet ay 500 000 ay 300 000 macha allah nga ma koy defal say taalibe di ma ko defal nga yëkkati alal bu bëri di ma ko jox sëriñ bi maa ngi yeesalaat sama njébbal bu baax a baax comme ni ma koy waxee ci saa su ne di kontaan ci yow di la ñaanal yaag sa soxna di ñaanal ajaratu Mariama Kamara di la ñaanal bu baax nga yàgg fi loolu te wér kenn du yow sëriñ bi kontaan naa trop ci yow di yeesal sama njébbal ci saa su ne maa ngi lay joxaat kàddu gi. waaw ndeysaan jërëjëf soxna Ngone Dia ndeysaan jërëjëf soxna Ummi Ndooy macha allah ñoo ngi kontaan bu baax waaw lii nag du dara lii moom defe naa ne sama diggante ak yéen lii du dara waaw tàmm ngeen ko lii surprise la rek lii du dara nañ ko de waaw lii moom sëriñ boo xam ne doo ko jox moo lay jox fii la am macha allah wallaahi tàmm nañ ko de waaw madame Sow tàmm nañ ko macha allah luñ la jox yaa ko moom nag waaw noonu la aduna teranga la waaw ñun teranga lañ xam lu baax lañ xam vraiment yéen tamit ay jàmbaar ngeen yéen ngi ci kër gi di góorgóorlu vraiment di def liggéey bu am solo macha allah moo tax parfois rek ñu leen di bett ak ay surprise macha allah ñoo ngi leen di nuyu bu baax vraiment di nuyu soxna Oumy Ndoye le grand journaliste di nuyu soxna Ngone Dia di nuyu président Alseni Sila Moulé ak Youssouf ñoo ngi kontaan vite fait bi ak volcan bi ba ma ko arrêté audio yi ma yor fii ñenn ñi dañuy woote wallahi dañuy envoyé audio bay jooy di wax barke alxuraanu karim est-ce que ñun suñu bopp jooy ñun suñu bopp ñoo ngi jooy gaa yaa ngi jooy de
waa sëriñ bi man mi nga xam ne damaa dégg àdduna bi yëpp photo nu may def ak ñoom nag léegi nga ne àdduna bi yëpp laa doon jëndal photo di diggaate photo rek ku sax ma yónnee la photo léegi nu may def waaw pour l'instant moom xam nga mënoo jàppale ñi bàyyi ñi day xaw a demee boor boobaa dañ naan sëriñ bi fii la far nit ñaa ngi jooy waaye mais nag gaa yaa ngi jooy de mais c'est important tamit ñu xam parce que produit yi dafa am njëriñ da ngay jënd benn t-shirt wala jënd il faut que après ma def résumé bi en français waaw non fan yi barki alxuraanu karim dañu may envoyé ay audio ñii dañuy wax bay jooy audio yëpp moo ngi fii ci man ay audio tey sëriñ bi waroon bàyyi jaay cuuraay bi tas nga suñu yaakaar ay lu ne dégg naa ko ay tas sama yaakaar tas naak man programmé woon naa pour jënd programmé woon naa jox naa kii xaalis pour mu indi nangam mais c'est normal nag parce que tamit loolu dafa baax tamit produit bi wane boppam tellement produit bi wër na adduna bi yëpp nit ñi ñam nañ ko xam nañ njëriñ bi mais nit ñi dañuy ñëw faju si c'est normal parce que dañ ci gis njëriñ exactement waaw dafa am njëriñ gis nga xale bu jigéen boo barki Dembo Njaay nee na toog na 14 ans amul borom kër mais gis nga ñetti comp rek lañ ko compal rek borom kër ñëw jinne bi ne tàkkale nga ma ak sama jabar mu ñëw jënd cuuraay mais kooku bu muusee day ñëw faju benn yoon parce que am nga ñam nga tuuti am buntu loolu kay buntu bu mag la waaw ñëw na jënd cuuraay macha allah bu góorgóor la mu ñëw faju général am jàmm mën a am njaboot mën a dund normal parce que nit ñi dañu sonn jinne yi dañu sonal askan bi di sonal nit ñi waaw mu nekk une opération de grande envergure waaw noonu la promo xam nga aussi parfois produit noonu la parfois gis nga gars yi parfois américain wala tubaab yi parfois dañuy génne benn produit ñu xam ne produit bu am solo la su ko defee ñoom dañu koy def promotion ñi utiliser ko su ko ñi utiliser ba xam ko ba gis njëriñ bi ñu téyewaat produit bi gars yi ñooy daw di uti produit bi loolu la ñuy wax marketing. waaw loolu la ñuy wax marketing. waaw moo tax ma def loolu xam nga donc sëriñ bi il est avant-gardiste parce qu'il a fait une grande opération de marketing. Il a permis à tout le monde de connaître la valeur du produit, la puissance du produit, parce qu'en faisant cette promotion-là, en vendant les produits au détail, il a permis à tout le monde vraiment d'avoir accès à ces produits, non pas seulement au Sénégal, mais aussi à l'extérieur. Et tout le monde a pu voir de lui-même la valeur et la puissance de ce produit-là. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de la jeune femme qui a attendu 14 ans. Elle n'avait pas de mari. Quand elle a acheté le produit, le Volcan, donc avant même la fin du traitement, elle a trouvé chaussure à son pied. Donc, des cas comme ça, il y en a beaucoup, les témoignages affluent tous les jours. Et cette opération-là a permis à tout le monde de connaître les produits. Raison pour laquelle, quand la promotion s'est terminée, les appels n'arrêtent pas. On nous appelle de partout. Pourquoi le marabout a arrêté la promotion? Il fallait que ça continue. Mais lui aussi, il reprend le cours normal de ses soins. Donc, si quelqu'un vraiment a besoin des produits, il a innové, comme il a l'habitude de le faire. Maintenant, c'est un package. C'est un package avec le Volcan, le vite-fait, le t-shirt, photo, breloque, vraiment tous les produits moulés dans un package. Donc je pense que ça aussi c'est un gros avantage pour ceux qui viendront se soigner désormais. C'est important de gis nga produit bi gars yi gis nañ ci njëriñ bu baax a baax am na ñi nga xamante ne vraiment amuñu woon borom kër ci lañ jaare am borom kër am na ñi nga xamante ne amuñu woon jëkkër noonu lañ jaare am jëkk am ñoo amuñu woon jabar noonu lañ jaare am jabar ñii liggéey ñii dañoo tëj woon complètement ñii feebaroon complètement mais xoola bu ñu laalee produit dañu am jàmm ñii t-shirt yi tamit vraiment ki doon dawal di nelaw gis ngeen di nar a def soog macha allah produit yi dafa dimbali nit ñi léegi nag gars yi xam nañ njëriñ bi bu ko defee nag macha allah nit ki nag faju bu ko defee boo fajoo nag da nga am t-shirt da nga am photo da nga am borolog da nga am porte-clés maanaam da nga am vite fait am volcan am lépp ngay am ba pare ànd ak package bi comme li nga wax package bi ba pare big yaa ngi ñëw aussi ba pare nga am duwaawu tamit duwaawu bi tamit tout le temps sëriñ bi da lay gunge
ak ñu mu àndal faju bi am na solo actuellement donc ñu non bëri seulement on est protégé mais on a aussi des anges gardiens qui veillent sur nous. waaw ata jinne yi lan lañ may jëriñ nag jinne yi nekkuñu ci néeg bi fii kese dama leen di missionné heure boo laalee produit bi dañ lay dimbali parfois sax nit danaan bu ma laalee produit bi bu ma daanoo foofu nan laay def ak nangam déedéet boo ko utiliser ñun def na liñ ciy def lépp lu nekk ci yaram bi day deñ macha allah am na ñu bëri ñi nga xamante ne vraiment dañu bëggoon jënd produit bi ma ne leen léegi arrêté nañ ko ñenn ñi def nañ consultation ñu bëri yónnee nañ seen consultation bitim réew ñu daal di leen defal consultation ñenn ñi commencé nañ di diglante ak ñoom pour faj bi am na ñu fi nekk sax dañ leen yónni pour ñu indi xaalis ñi nga xamante ne bitim réew ñi nga xamante affaire cuuraay ak yooyu la ñu doon bëgg a jënd mais bañ ne arrêté nañ mais dañu def consultation ñu wax leen moo gën nga mën a xam def bilan comme ni ko Ngoné di waxee bu ko defee boo defee bilan bi da ngay xam lépp xam ruq yi bu ko defee sëriñ bi nag mën a taxaw defal la ñaan maanaam du bàyyi dara macha allah njëriñ la de dëgg la nag dana metti ci benn côté nag li ñu arrêté waaye tamit njëriñ la ci nit ñi tamit waaw parce que yomboon na trop vraiment ñi ñaa ngi ci doon gis seen bopp bu baax a baax gaa yaa ngi doon jënd produit bi di ko rax sëriñ yaa am na ñu ko daan jënd sax di ko jënd di ci rax di ci tey boo xoolee yenn sëriñ yi bëri léegi ay butéeli xonk ngay gis seen wet ak yooyu parce que produit yi la ñuy pirate ak yooyu mais nag bokkul lu nekkul roy du nduroog pire waaw maanaam roy du nduroog pire macha allah kon nag vraiment ñoo ngi sant suñu borom bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan à travers TMS TV télé bu mag boobu noonu macha allah di nuyu waa bitim réew waa international association internationale Daarulahi defee naa ne actuellement ñi teggi woon ñëpp jot nañ seen jaaro yi seen jaaro bague apporte l'argent et de bonheur et de protection ñëpp jot nañ ci vraiment ñeneen ñi nga xamante ne ñooy waaj a teggi ci weer yi ñuy ñëw ñoom ñooy des mais déjà macha allah teggil nañ pili de ma xool plus de 12 personnes je crois teggi nañ macha allah waaw wala lu ko ëpp sax waaw macha allah Baba Thierno juste préciser que package bi bague bi bokku ci non bague bi bokku ci am na tamit ñu bëgg lu yomb naan ma non bague bi moom bokkul ci loolu package bi bague bi bokku non bague bi jaaro bi waaw yooyu yëpp amul problème bu ñëwee bu stylo yi ñëwee actuellement ñëwagul xam naa bientôt mais bague yi non bague bi non bague bi bokku ci bague bi 2 millions lay jar waaw loolu bokkul ci mais quant à yeneen produit yeeg yooyu mais bague bi jaaro bi moom bokku ci loolu soo ko bëggee da ngay commander c'est à part. C'est une précision de taille juste pour dire que la bague miracle ne fait pas partie du package. mais lii sax dafa noppal. ma ne lii sax dafa noppal parce que yow da ngay am produit yëpp da ngay am t-shirt da ngay am photo. da ngay am breloque yow lépp ngay am. yow mu la yow maanaam. waaw loolu macha allah loolu tamit xaaral damaa tëj fii ba pare ubbi fii tamit. ubbi bu baax ubbi buntu yaatal. wallaahi. parce que bu njëkk da nga daan faju ba pare jënd ay t-shirt jënd ay porte-clés jënd lépp mais léegi da ngay faju ñu dugal ko ci biir faj bi joxaale leen lépp. li ci nekk sax moo gën a neex yow bilan général. waaw macha allah consultation Thierno Moule Sow dama naan bilan général la parce que tey jinne yi la topp ku ci nekk dana la détaillé bu dee dañ la liggéey bu dee da nga am blocage bu dee sa yaram bu tilim dañ la liggéey corté cinqué comme ni mu koy waxee. cat làmmiñ lépp lu la bloqué da la koy wax. xam nga loolu. mooy bilan général. nee naa la bilan la comme ni ngay defee hôpital te temps en temps nit dafa war a ñëw du jëndee garab sax nga jox nit consultation médecin bu mel ne moom mu xoolal la. comme ni ngay demee hôpital def prise de sang def leneen analyse. loolu dafay baax ci saa su ne. askan bi ñëpp di ko def. parce que du nit da ngay toog di xaar dama possédé wala dara non parce que nit ñi bàyyiwuñu dara da ngay gis yow nga am xaalis am alal am lépp am sa kër tout est bien mais am na benn samba boy bu toog fee di la liggéey di la yàqal. kon nit dafa war a toog ci saa su ne bul xaar ba nga ne ma damaa possédé wala ma feebar wala dafay baax ngay gis médecin traditionnel bu mel ne Alaaji Thierno Moule Sow ngay ñëw ci moom mu lay defar bilan général di la visiter di xool sa yaram dañ la liggéey cat làmmin ay dëmm ay rab parce que dëmm saa su ne mën na la romb jinne chaque jour mën na la romb léegi nga nekk mu dugg la yàqal la fekk yow yoroon nga ay millions di dem mais balaa ngaa toog di xaar bay jeexal mais boo commencé sa boutique a ngi rës wala sa oto mi ngi paan di paan kooku war nga mën a xool médecin traditionnel ba nga waxee bilan rek parce que bilan nit du xaar ba feebar di ko def donc bilan prévention la boo ñëwee def bilan ñu defal la traitement complet ba pare defal la suivi ndax sëriñ bi dalay topp day def suivi mi ngi noonu voilà il fait le traitement et en suivi ba pare xam nga bu jinne yëpp jeexee mooy maanaam yaram bi tëju na blende na bu garab bi safee sa yaram mooy war ne jinne dootu la duggati jinne dootu la toppati te dëmm fu mu la romb dalay seexlu traitement bi dafa am solo.
dañ lay dimbali bu baax dañ lay topp macha allah ba nga set ba nga jeex tàkk ba li nekk ci yëpp deñ ba nga am jàmm macha allah defe naa ne traitement bi amul raison pour laquelle le traitement c'est mieux acheter les produits au détail c'était bien mais le traitement vraiment c'est un traitement complet avec un suivi du marabout et un suivi qui n'est même pas limité dans le temps parce qu'il te suit jusqu'à ce que tu sois vraiment débarrassé de tous tes démons toutes tes maladies et ça vraiment il y a pas son pareil vraiment au Sénégal. Un marabout qui fait ce suivi-là, aussi proche de ses malades. Hein? Donc, un traitement sur des mois. Tant que tu n'es pas débarrassé de tout ce qui te nuisait, il te suit et il n'y a pas de rabio. Quand on paye une fois... en pagaille. bëri ay jinne waaw moo waral ñu koy suivi topp di ko topp ba li nekk ci moom yëpp jeex. exactement kon faj bi amul prix. et dire et puis faj bi benn yoon ngay fay. bénéfice la non boo xasee ba fay benn yoon ngay fay ñu faj la ba jinne yi jeex. ba keroog muy jeex fu jinne yi toll rek te xam nga ne loolu kon boo ko fayoon ay milliards tey jar na ko. parce que jinne bu ñu la toppee rey ak toroxal dañ lay toroxal ba nga ne tot ba nga gàddu pot di yalwaani. macha allah ñoo mënta fekk multimilliardaire tey ñu xëy def la wala kaana kon jinne baaxul tey ku ñu topp rek dañ lay topp ba nga sës kon nag boo amee ku mel ne alaaji kenn mu la saw Alseyni est en train de déballer un carton. ñaama soirée. macha allah borom commentaire yi. damay xalaat dara rek mu ñëw. dëgg la fan yëpp maa ngi ci waxtaan ak Alseyni am na yi ñu fi yor sax. cartouche yi ñoo jeex waaw imprimante waaw. donc fan yëpp ñaama soirée. am nañ fi imprimante mais kano yi ñoo jeex cartouche yi. fan yëpp maa ngi ci wax ak Alseyni ma ne ko xool leen. ñu jënd gis nga ñaama soirée. lu ma xalaat mu ñëw moom xamul lu ko jëndloo sax macha allah. donc encore un cadeau d'un des disciples de l'association internationale Darou-Lahi. Donc c'est Nyama Soirée qui vient d'envoyer une imprimante. Vraiment c'est pas. Donc un cadeau qui vient à son heure. Vraiment on en avait besoin. Le marabout projetait d'en acheter et voilà que Nyama envoie vraiment une imprimante. Merci à elle. Et vraiment, merci à tous les talibés de l'association internationale Darou-Lahi. Parce que tous les jours, ils envoient des cadeaux. Évidemment, ceux du national aussi font pareil. Mais vraiment, c'est un geste à saluer. Et il faut dire aussi que c'est comme ça avec Thierno Moule Sow. Quand il veut quelque chose, dès qu'il se met ça en tête, ça arrive entre ses mains. Ça, c'est Dieu qui l'a fait. Et vraiment, voilà, c'est une chose à saluer. Machallah, gis nga comme niko Mindoy waxé en français mi ngi nonu serigne bi moy li ñuy wax rek kun fayakun lu mu xalaat rek mi ngi noonu am ko gis nga barki Dembo Njaay mi ngi ko doon wax ak Alseyni gis ngeen tey ñi ngi nii taalibe yi indi ko mu nekk kenn ci taalibe yi ñaama suwaane macha allah mu nekk taalibe bu baax bu dëggu toujours da nga koy gis moom tamit ci commentaire yi daal di indi li nga xam ne moom mi ngi noonu ak papier yi imprimante yaa ngi noonu macha allah kon nag mi ngi noonu taalibe yi nii la ñuy def ci saa su ne di jël seen sëriñ teraanga lu seen sëriñ bëgg rek ñu def ko macha allah lu mu xalaat rek ñu indi ko mooy kun lu taalibe yi daal di koy indi gis nga muy ñaamaat te taalibe yëpp noonu lañ koy defee barki Dembo Njaay gis nañ ko ci Fama Sow gis ko tamit ci keneen ki nekk fee indi woon uffeur bi ki nekk Maroc nii lañ koy defee ci saa su ne lu sëriñ bi bëgg ñu indi ko ay jasneer du dara lu nekk lu sëriñ bi xalaat rek macha allah ñu indi ko mi ngi noonu macha allah mi ngi noonu xalif général des jinne parce que kuy def ci askan bi ku mën a yëkkati plus de 100 millions def ko ci askan bi te waroo ci mes di dimbali doomu aadama yi te yàlla tax barki yenante bi nii dong lay demee ci saa su nekk et il faut dire aussi que c'est un marabout mi ngi noonu marabout bu nga xam ne missionnaire de Dieu la waaye nag visionnaire la waaye nag mi ngi noonu l'homme social la ndax léegi nii gis nga laa taxaw rek mu yaa di yëkkati fanweeri junni daal di ma koy may te loo xam ne du mën a guléet du moom di soxnaam nii daal la ñu dëkkee ak man macha allah sama waa ji kon nag yàlla na sa jàmm yàgg heure boo defee teraanga ci nit ñi taalibe dañuy xaatu ci yow ci saa su ne di la defal lu baax parce que yaa ko mérité parce que nee naa la lii rek jixaat la di fekk jinne bi pénétré ci yaramu doomu aadama jinne yow yaa ñu xamal ne jinne kenn du ko faj dañ koy rocci du ma daan def sa taalibe ànd ak yow à vie muy ànd ak sa sëti sët kon nag lii dafa am solo macha allah ñaama suwaane comme ni ko sëriñ bi waxee ñu lay ñaanal kon nag mi ngi noonu am na solo sëñ bi bu baax a baax gis nañ mi ngi noonu imprimante pour ci kër gi te sëriñ bi ko doon xalaat pour ne Alseyni mu def ko kon nag mi ngi noonu ummi dooy gis nga ni taalibe yi defati yii rek la ñuy def ci saa su ne di jël seen sëriñ di ko defal teraanga lu mu bëgg soo ba ngoon jot ñu nekk ci kon nag yàlla nañ yàlla defal jàmm macha allah dégg ak topp kon nag le roi médecine traditionnelle du monde xanaa rek macha allah ñu daal di lay delloo kàddu gi rek ñu daal di tëj
ndax discussion bi yàgg na patient yaa ngi nii te tey mardi la bisu garab la macha allah Oumy Ndoye. Voilà, donc un geste que les talibés ont l'habitude de faire. Ils envoient toutes sortes de cadeaux au marabout Thierno Moule Sow. Mais c'est aussi pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que c'est un marabout qui est très proche de ses talibés. Un marabout qu'on peut appeler à tout moment. Un marabout à qui on peut exposer tous ses problèmes. Il nous répond au téléphone. Même quand il n'a pas le temps, si on lui laisse un message WhatsApp, après il réagit. Et vraiment, ça c'est très très rare chez les marabouts. Il connaît tous ses talibés, il les appelle par leur nom. Donc un marabout très disponible, un marabout au service de ses disciples, un marabout très généreux. Donc tout ce que les disciples font, ils ne font que lui rendre la monnaie de sa pièce. Parce que c'est lui qui a vraiment changé nos vies. Il nous a pris en main, il a changé nos vies. Il nous a rendus à la vie. Moi personnellement, je revis depuis que je connais Thierno Moule Sow. Donc le reste de ma vie, moi, je le lui ai dédié. Hein, parce que je le dis, si ce n'était pas lui, moi, il y a longtemps qu'on m'aurait enterré ça. J'en ai l'intime conviction. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Donc, on lui rend la monnaie de sa pièce. On ne peut pas lui rendre tout le bien qu'il a fait pour nous, mais on essaye. Et on essaye comme ça, par des petits gestes. Tout ce qu'on peut lui donner, on lui donne de très bon cœur parce qu'il le mérite aussi. C'est un marabout d'une dimension exceptionnelle, un homme très généreux, un père pour nous, un marabout, un frère, vraiment, même un employeur exceptionnel. Voilà. macha allah jërëjëf soxna Oumy Ndoye grand journaliste macha allah moo ngi fegg Ngoné Dia macha allah gis ngeen Alseynou Sylla Moulé macha allah moo ngi nii kii nag suñu benn taalibe bu nekk France ñaama soirée. macha allah moo yónnee li imprimante bi nga xamante ne dañ ko soxla woon nag fan yi ndax am nañ ko fii waaye cartouche bi dafa jeex fan yi maa ngi ci doon wax ak Alseyni est-ce que duñu jënd bu bees wala ñu changer cartouche yi far yàlla def gis nga mu indi ko beneen bi tamit suma Fatou Gueye Moulé moom vraiment moo ngi ci bitim réew yónnee na ma 150 000 addiya Fatou Gueye Moulé yónnee na ma 150 000 CFA en même temps tamit Ibrahima kii nuñ ko waxte waa Ibrahima li aussi yónnee na ma 100 000 francs addiya moom ak Modou Sané yoon parce que keroog dañu maanaam jaaro yi kat yi bari macha allah ñoo ngi koy nuyu egg na dafa yóbbaale woon jaaro Ousmane yóbbaale jaaro kii ni kii naka la Maalum Cissé macha allah waaw yóbbaale woon jaaro Maalum Cissé macha allah Magay Cissé yóbbaale woon jaaro Magay Cissé macha allah yóbbaale aussi jaaro tonton So Cheikh Oumar macha allah ak moom jaaroom ba mu demee nag ñu daje ci benn restaurant ñu daal di ñaan foofu ñu këyit bañ leen mayee këyit nag fekk na juróomi personne lañu léegi ci biir juróomi personnes yooyu ñu doon xëccoo ñu daal di yëkkati affaire yi gis mu nekk 5 këyit 5 juróomi këyit gars yi nag kontaan ci mu nekk kiraama bu garaaw sax bi nga xamante ne actuellement gars yaa ngi ko doon waxtaane ci lañ kontaan nag ku mel ni Ibrahima li nga xamante ne yàgg nañ def ay addiya mu kontaan ne sëriñ bi dinaa la yónnee léegi 100 000 francs mu daal di may yónnee 100 000 ak Modou Sané tamit mu daal di may yónnee 100 000 muy 200 000 yónnee nañ ma ko addiya ñoom it ñoo ngi leen di ñaanal bu baax yokku ba yëg ko di ñaanal taalibe ku mel ni Ousmane Samsama Rouge ñoo ngi koy ñaanal bu baax ak tonton Cheikh Oumar di ñaanal aussi waa kër gi yëpp ci kaw ba ci suuf ñoom Galoso ñoom fa Bakary ñoom Fama Sow bu ñu limee dañuy juum macha allah kat yi bari ñu ngi nuyu association Daarullahi international ñëpp nuyu nañ gaa yëpp ñaanal nañ leen jàmm ak xéewal taalibe yi ñoo ngi góorgóorlu bu baax a baax waa association Sénégal aussi kenn demul ñu des ñoom it ñoo ngi góorgóorlu ñoo ngi def li ñu mën ñoom it ñoo ngi leen di nuyu bu baax di nuyu seen président Alseyni Sylla Moulé soxna Oumy Ndoye ñoo ngi koy nuyu di la nuyu soxna Ngoné Dia di nuyu Mama Tunkara di nuyu ñëpp ñoom Galaay bu ñu limee dañuy juum ñoo ngi nuyu taalibe yi vraiment di leen ñaanal bu baax a baax rek yokku ba yëg ko rek saa su ne maa ngi fi di leen ñaanal yokku rek ba yëg ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon taalibe yi def addiye yi maa ngi leen di ñaanal bu baax ak Yacine Ka nga xamante ne moo ngi ci Amérique chaque weer daf may yónnee presque $500 chaque weer day dugal $500 Yacine ñoo ngi koy ñaanal gudd fan bu ànd ak wér taalibe yi dañu may yónnee addiye gauche ak droite vraiment am na ñi nga xamante ne sax duñu bëgg ma tudd seen tur vraiment ñoo ngi leen di ñaanal bu baax a baax yàlla na yàlla defal leen jàmm di nuyu aussi Camara macha allah suñu góor googu Camara ku baax la vraiment moom it ndeysaan dafay indi ay addiye yu bëri day indi fi ay ginaar fan yi rek indi na fi ay ginaar yu bëri indi fi xaalis pour employé macha allah mu ne ngeen togg ko ci kër gi Alseyni wax won ma ko ma ne ko jënd leen ko ngeen yokku mbir yi macha allah kon nag vraiment ñu ngi ñaanal ñëpp vraiment taalibe ay jàmbaar lañu waaye nag
kër yàlla kër yonente bi jàkk ak juma ñàkk jëriñu jëf jël ñoo ngi gis seen bopp bu baax a baax gis ngeen barki Dembo Ndiaye Fat Dieng mu le fii la jóge kat yi bari macha allah gis ngeen Khadija Rasoul aussi moom it ndeysaan barki Dembo Ndiaye la ñu tàggoo mu kontaan vraiment mu ne ma sëriñ bi actuellement maa ngi ci jàmm bu baax a baax yaram bi nu mu meloon yëpp deñ na maa ngi si jàmm moom Khadija Rasoul xam naa ne dina def témoignage yónnee ñu vidéo moom it egg na kon nag ñu ngi kontaan bu baax a baax vraiment ñu ngi ci waar bi nag kon nag sant suñu borom bu baax julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñëpp jàmm macha allah macha allah sëriñ bi tey macha allah mi ngi noonu soxna Oumy Ndoye mi ngi noonu suñu sëriñ nii rek lay def ñun ñi tàmm nañ ko gis nga noonu daal di yëkkati soxna Oumy Ndoye tamit daal di koy yëkkati jox ko xaalis lu ne la ñuy may moom madame Sow laa ren rek leen di ñaanal rek macha allah suñu sëriñ bi kenn du moom kon nag ñu daal di koy def tàggoo bu dul tàggoo sëriñ boo xam ne daf ñuy tàmmal xaalis di ñu yàq te ñoo ko waroon jox kenn du moom devant suñu président yii rek lay def yii rek lay def ki dara macha allah kon dundal ba mu yàgg lool dundal ati jinne di dund lii damay jox sama président sax parole parce que président parce que boo xoolee tey jii ni ñu sëriñ bi defal gis nga ne tey te yow xam nga ne sax lii duñ nëggulee gis nga démb suñu sëriñ koor gi ni mu fi def madame Sow ak yooyu gis nga tey tamit dafa ñëwaat rek ne fa enveloppe baa ngi nii 150 000 mi ngi noonu soxna Ngoné Diamane kon nag suñu président ñii dama lay jox parole bu baax ngay dem sax président mi moo lay dab bokkal la ne la sëriñ bee la ko jox tàmm nañ ko wax dëgg yàlla Sow tàmm nañ ko jërëjëf waaw macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jiitoon ñëw bi le khalifa général El Hadji Thierno Moulé Sow le roi de la médecine traditionnelle du monde le king of the king le maréchal borom butu Allah Muhammad borom baatu baati borom kun fayakun di ziare madame Sow la reine di ko ñaanal bu baax a baax macha allah di ziare prince Moulé di ziare ajaratu Mariama Camara di ziare Sokna Oumy di nuyu aussi association Thierno Moulé famille Daroulaye pour le développement et l'entraide bu Sénégal di la ñaanal bu baax a baax di commencer si vice président di nuyu aussi association Thierno Moulé famille Daroulaye bu international bu nga xamante Ousmane moo ko jiite yooyu yëpp maa ngi leen di ziar nuyu bu baax a baax macha allah vraiment di am kontaan ak mbégte si geste bu sëriñ bi defal Soxna Ngoné te lii moom c'est pas la première fois moom kay si lii la dëkk teranga la ñu sekk ak moom saa bu nekk ñu ngi koy def macha allah vraiment ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ko ñaanal jàmm macha allah ñaan yàlla suñu borom yàlla fu mu jógee yàlla barkal yëpp yàlla gën a yokk xam-xam bi yàlla gën a yokk makaama bi macha allah di sant aussi Soxna Ngoné bu baax baax di ko encouragé macha allah parce que lii yëpp soo gisee ñu koy defal ngir sëriñ bi la macha allah liggéey ñi nekk si yooyu tam di ko liggéey macha allah moo tax taalibe dañuy teral fu ne si àdduna bi ngir barke sëriñ bi waaw loolu moo sant yàlla bu baax baax julli si Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam vraiment suñ la defar day mel ni que ñun la ñu defar dëgg la parce que on est la même famille ñu yëpp benn lañu quoi ñoo ngi may laaj livre bi kañ lay kii président Ousmane Sam Rouge moom ma koy laaj ñeneen moo ngi ci pare naa de bu subaa ma indi ko. waaw. c'est que nag xam nga maa dul doyal ndax du ne dama ko ciy bëgg a ñaan baax. dañuy pare ci première partie bi pare merci. macha allah jërëjëf président mi ngi noonu macha allah kontaan nañu trop. macha allah bëgg nañu comme ni nga ko waxee rek bu subaa jàmm tamit ñu jublu suñu livre bi parce que dañoo bëgg taalibe yi ñëpp a ngi koy laajte naan livre yi moom bu génnee. fa lañ ko mën a amee. waaw incha allah gars yi ñu ngi koy laaj bu baax a baax kon nag mi ngi noonu jot na macha allah comme nag ñu daal di jot ko fii rek suñu loxo macha allah ñu daal di ñëw daal di continuer li nga xam ne moom mooy entrée bi ginnaaw sëriñ bi yéeg na entrée bi moom dafa ala daw mi tey tey rek tey bii basé juum laa ko tegoon mais bii kii la amour bi la jasneer amour la jasneer amour la bi xew ci jamono mi ngi noonu nag jasneer amour la man bu may juum laa ko tegoon waaye xoolal amour la amour bi xew ci jamono barki yeneen bi xoolal mais ñetti junni lay jar waaw mi ngi noonu ah yow xoolal yow suñu sëriñ xoolal motri ay remercie yu cher lay laal yow tam ba noppi nag suñu sëriñ dafa civilisé xoolal ay bouton de manchette la def ah mi ngi noonu noonu bouton de manchette la def wallaay yow suñu sëriñ kenn day moom day mel benn sëriñ bu toog faaru baax toog wax ba manqué nga wax ba doon manquant kum karankankan bopp benn faaru mbaam moo ko fi jëlee dama ne faaru mbaam dafa sëriñ boo xam ne dangay toog perte mémoire sa jabar dof ba doppoo nag bu nga koo faj benn sëriñ war nañ ma sant de war nañ la sant de barki Dembo Ndiaye kii dama jënd kii 60 mètres jasneer 900
non kii 690 000 Konaté laa jox mu fay. 690 000 xam nga ne jaay ko ci jasneer yi ah. maa ngi ñëwaat ak doole de. macha allah. waaw 10 jasneer la. waaw waaw grand mbubu la. waaw. yii grand mbubu la ay grand mbubu ak ay obasanjo. mais dafa génne modèle bu bees modèle bii doo ci wax. mi ngi noonu xanaa gisoo modèle bi gis bi ngay gis naa ko commentaire. Laareen moo créé modèle bi. ah waaw dégg nga bii moom dégg nga loolu Laareen. madame Sow Laareen kenn moom xoolal ñu créé. bii dafa rafet. macha allah nee naa la Serigne Farou Bam da ngeen di xaar. kon ni moom jasinaar yi ak lépp yi Serigne lépp yi da ngay bàyyi da koo bàjjot nga doog a lépp. yëpp ay jasinaar la. waaw yow dégg li te nag moo ne. waaw dama am problème ci jënd yëre. waaw. ndax couleur ba plat loolu mooy sama problème. yow couleur yi ngay sol yëpp couleur yi barke alxuraanu karim dama am problème jënd yëre. couleur yëpp nga am. yëpp laa am yëpp nga am. wallaahi macha allah. yëpp laa am. amul gis nga garab bi ma wax ñëw bi. waaw ñaw bi tamit dafa changé tailleur de. lii moom waaw damaa changé tailleur léegi. waaw beneen loxo la. chaque jour dafay innové ci ñawam yi macha allah dafa changé xoolal lii. di ngeen gis yi. waaw xoolal yii. lii jasinaire. Serigne Farou Mbam da ngay xaar. 60 Serigne Farou Mbam Serigne lépp toog wax ba tempeeku sol lépp da ngay xaar. ba pare chaise en or. waaye boo jógee toog sa pajaas wax ba. am na yeneen ñaari chaise en or yu nekk kër ga yi nga xamante ne fan yii ñëw. xoolal loolu. génn gi suñu sëriñ. waaye yóbbante galgal ubul làmb waaye ku ko mën nii la koy defee. mënoo ko ñoo ko mën ku ko mën nii la koy defee. sama waa jaa ngi nii gàlla gaa ngi nii gàlla ci diggu mandeen barki ren tibi sama sëriñ sa loxo ci soos. mais gars yi lay bëggee nag ngoone gars yi ñoo ngi may woo ñoo ngi lay bëggee bu baax. waaw ay waay kontaan naa ci ñoom. ñoo ngi leen di bëggee bu baax. waaw kontaan naa ci ñoom lépp yaa ñu dooleel. barki yonent bi yaa ñu dooleel ci saa su ne suñu sëriñ bi doyen suñu sëriñ tey barki yonent bi fanweeri junni la ma taxawoo. koor gi 500 000. barki ne boo jaay madame Sow Laareen ci ay kii ak ay euro. ceeb bu ris bi tubaarikaay ceeb buy toog ci mbala jekk ci mbooli. tey mu karkaraanoog laala ma enveloppe fanweeri junni. xanaa tey kër balaa yi dañuy gaañu. da ngeen di décédé. macha allah kon ni ko defee rek ñu daal di koy def tàggoo bu dul tàggoo macha allah taalibe yëpp nag kontaan naa ci yéen teraanga yi ndis yéen ñëpp ñoo ngi ñëw macha allah su ma yàlla bëggee su ma yàlla bëggee dama bàyyi sama sëriñ bi ba ici repose. macha allah ginnaaw bi sëriñ bi yéegee ba daal di dugg ci li nga xam ne moom mooy cabinet gis nga noonu toujours ma ànd ci ak sama consoeur ki nga xam ne mooy Oumy Ndoye la grande journaliste gis ngeen sëriñ bi yéeg na ba daal di dugg li nga xam ne moom mooy cabinet tey nag mu nekk entrée bu neex entrée bu spécial laay wax entrée bi nga xam ne dañ ma cee teelal bu entrée bu riche entrée bi nga xam ne macha allah dootuma ko fàtteeti comme le roi médecine traditionnel ni ma taalibé di ma defal rek macha allah mu ci moom la njëkkee daal di yëkkati tey enveloppe 150 000 daal di ma koy may kon mi ngi noonu patient yaa ngi noonu di yéeg nga xam ne fu nekk la ñuy jógee ci àdduna bi di ñëw macha allah ndax xalif général des jinne li nga xam ne moom la yàlla def ci moom li yàlla joxoon yonent yàlla Souleymane dafa dellu si waat jox ko lu ko raw mi ngi noonu muy nekk ak ay jinne di dugal ay jinne macha allah kon mi ngi noonu ma ànd ceeg nga xam ne moom mooy sama consoeur Oumy Ndoye kon nag mi ngi noonu patient yaa ngi noonu di une entrée qui se fait avec le respect des gestes barrières parce que n'oublions pas la maladie du coronavirus est toujours là donc il y a le geste de sécurité, les sacs sont fouillés à l'entrée juste pour voir si les patients possédés ne transportent pas d'objets tranchants ou d'objets qui pourraient nuire à quelqu'un. Donc tout ça, c'est des mesures de sécurité. Les gestes barrières sont respectés avec des désinfectants à l'entrée. Vraiment, les patients sont là, ils entrent en silence en respectant les normes de sécurité. Et en ce mardi du mois de novembre, les mardis, comme tu le sais, Ngoné, c'est les jours où les patients viennent pour leur traitement, les jours où les patients viennent de la Gambie, de la Casamance, vraiment de toutes les contrées du Sénégal pour venir rencontrer le marabout. Une entrée qui se fait comme d'habitude, mais une entrée spéciale aujourd'hui avec un cadeau spécial du marabout, comme il a l'habitude de le faire. 150 000 t'a été donné, Ngoné, aujourd'hui par le marabout. Donc un geste qui n'est pas une première, il a l'habitude de le faire. C'est le seul marabout qui donne à ses marabouts et qui n'attend rien d'eux. Un marabout généreux, un marabout proche de ses disciples, un marabout proche de ses employés, un marabout hors du commun. Vraiment, nous remercions le ciel de l'avoir avec nous. Mais je pense que les malades aussi remercient le ciel d'avoir Thierno Moule parce qu'ils viennent de partout pour le rencontrer. Ils viennent de partout pour se faire soigner, surtout de la Gambie, un pays frère. Tous les jours, vraiment, les Gambiens sont là. Donc, Ngoné, je te redonne la parole.
macha allah gis ngeen nuñ ko waxee noonu gis ngeen jinne moo mën a yàq nit jinne moo mën a yàq doomu aadama kon ngeen jinne bu duggee nit ki nii la koy def ci saa su ne gis ngeen dañuy fekk nit koo xam ne yàlla dala baaxal yàlla dafa am lu mu def ci yow dañ koy jël da ngay gis nit ñi nga xam ne dañuy dox ci mbedd bi nga gis leen ne dañoo dof dafa ñu fekk ne am na li nga xam ne mooy jinne ay dëmm bu ñu xamee ne yàlla suñu borom am na lu mu def ci yow dañ lay dugg di la yàqal li may wax ci saa su ne jinne moo mën a fekk multimilliardaire xëy def la wala kaana kon nag mi ngi noonu di lay demee ci saa su ne fii ci clinique la solution daal ci ànd ak ki nga xam ne mooy le roi médecine traditionnelle du monde ki yàlla jox kun fayakunu jinne ndax jinne amuñu yaay amuñu papa amuñu kilifa kan lañu gën muy Thierno Moule Sow kan lañuy ragal mooy Thierno Moule Sow moo leen di digal ñuy def moo leen tere ñuy bàyyi macha allah mooy tàkkale jinne yeeg doomu aadama yi kon nag le juge des jën laa ko tuddee gis ngeen duggul nañu patient yaa ngi noonu fu nekk la ñu jóge ci àdduna bi di ñëw ci saa su ne maandoon ceeg sama consoeur ki nga xam ne moom mooy Oumy Ndoye xam naa su ko defee rek ñu def ko tàggoo bu dul tàggoo ñu teg foofu suñu loxo dellusiwaat ci li nga xam ne moom mooy grand reportage ak yeneen i programme yu TMS